donc voilà rubrique people egsi nañu ci ñu ci woon tey ak Amina Diop comme on l'a dit tout à l'heure Amina. waa Khady comme ni ma ko waxee woon sonk ci sommaire bi ñu daal di njëkkee li nga xamante ni moom mooy Assane Diouf ñëpp xam ne Assane Diouf nekk fële ca États-Unis di def ay révélation yi nga xamante ne yu doy waar jëmle ko ci nga xamante ni moom mooy njiitu réew bi ak ñi nga xamante ni sax ñoom am ay ministres yi nga xamante ni ñu ngi ci réew ak ñi nga xamante ni ay hommes d'affaires la donc Assane Diouf temps keroog jàpp yóbbu woon nañ ko seet États-Unis ambassade bi nekk Sénégal nekk États-Unis yabaloon nañ fi nga xamante ni moom mooy Assane Diouf pour ñu entendre ko après bañ ko entendre dañ doon xool est-ce que ay kayit yu normal la fa ñëwee ak yooyu noonu parce que dañu waxoon ne que ni terroriste la parce que du moment que mu demee wax ci affaire camion wax ci li nga xamante ni moom mooy imam Ndaw mi nga xamante ni dañ ko tuumal ci li nga xamante ni moom mooy affaire terrorisme nga demee entendre ko xool est-ce que ci groupe boobu la bokk ba pare tamit ñu gën a wax tamit Assane Diouf à chaque fois day par exemple mën na singali tey Aïcha suba mu singali coach gannaaw suba mu singali Awa donc day def ay révélation yi nga xamante ni doy na waar mën na wax trop macha allah donc Assane Diouf daal temps yi daal mi ngi def ay ravage. waaw mais c'est que man li ma ci njëkk a wax am na loo xam ne dama koy ñaaw bu fekkee ne xam nga ni man dama bëgg a preuve. parce que li ma dégg man ambassadeur Sénégal bu nekk ba aux États-Unis moo porté plainte moo ko boole ne terroriste la. ci li muy wax. man de gisuma ci affaire terrorisme nañu waxante dëgg. et cautionné wu ma tamit ay wax yi waaye dama ne li muy waxe nii gisuma ci dara loo xam ne terrorisme. peut-être nag ñoom ñoo am beneen preuve bu dee nag amuñu ko nag. Sénégal la am na yoo xam ne waruñu ko def di koy boole pour ay di naan ay terroriste la. parce que attention li ñuy def nii di koy accuser terrorisme la affaire bi mën na nekk mën na ëppal loxo. jur leneen ci ñoom. ñoom ñii di wax terrorisme parce que mën na tax. les Sénégalais yi di dem États-Unis maanaam ñu jàppe leen ay terrorisme c'est pas bon ni ñu defee bu dee amuñu preuve. beneen affaire bi nag moom mooy c'est vrai comme ngeen waxee man dama koy waxaat ko gis naa tey ci net bi mu ne kenn koo xam dafa wax benn wax bu am benn message bu mu def ci net bi mu ne celui qui récolte Jules Diop non celui qui sème Jules Diop récolte Assane Diouf. Effectivement. Tu as vu ce qu'il veut dire. Ouais. Et c'est ce qu'il dit loolu la ñëpp di xalaat seen ñëpp parce que. bi fi Ablaye Wade nekkee. mais coach loolu Jules Diop da koy bañ de ba ñu defee comparaison bi entre moom ak. Assane Diouf non attends comparaison bi bu ñu ko defee c'est vrai. lan la Jules Diop c'est vrai daan loon saaga. waaw non loolu mooy mën naa ko wax. waaw Jules Diop daan loon saaga waaye. mais voilà mais saaga bi non mais attends ni mu doon waxee njiitu réew mi kii tamit c'est njiitu réew la. buuru foog ko kafaare. voilà ak ay ministre Jules Diop noonu la doon def ay ministre tam kii tam ay ministre ak ay kii. donc ce qui veut dire kii wax loolu celui qui sème Jules Diop récolte Assane Diouf. ça veut tout dire. bu ñu jógee ci ki nga xamante ni moom mooy Assane Diouf Khady dañuy daal di dem fële ca TFM Léa Soukeyna Ndiaye nekk présentatrice su JT bi. en fait xam nga moom dafa divorcé ki nga xamante ni moom mooy Ibou Kara nekk doom ci sëñ Modou Kara. donc du coup ñu rumeur yi ñu ngi wax que ni ñoom ñaar ànd nañu wala ànduñu mu def nag révélation génn parce que elle en avait marre comme ni mu ko waxee c'est un cri du cœur mu ni que ni moom ak ki nga xamante ni moom mooy Ibou Kara delluñu te yaakaaruñu ñu dellu donc nit ñi li ñuy wax c'est juste que des rumeurs donc ñu bàyyi que ni jàpp ni vie privée am la donc bu amee lu muy wax moom dina génn waxal ko comme ñii bu ñu nekk di ko waxal li nga xamante ne nii dund ko. waaw nekkatul ak moom wax na xam nga bon. mais xam nga rumeur yi Sénégal jàppal nii defal nii. déet non c'est dama xam ne kat man ni gis nga waaw baax ñu dem rek. Après c'est bien qu'elle ait démenti pour je sais pas. voilà effectivement bu ñu jógee nag ci ki nga xamante ni moom mooy Léa Khady dañuy daal di wax ci li nga xamante ni moom mooy coow bi fi amoon ci digganteeg
Cheikh Béthio njiitu cantaakun yi ak ki nga xamante ni moom mooy sëñ Mamor Mbacke parce que gisoon nañu temps yi passé ki nga xamante ni moom mooy sëñ Mamor bu ñu fi nga xamante ni moom mooy kër Serigne Touba yi nekk extérieur daanaka moom moo ko sanc à part ba fi baayam làkkoo moom moo continuer li nga xamante ni moom mooy liggéey bi léegi nag de ce fait ki nga xamante ni moom mooy sëñ Mamor ba mu paree kër ba nekk fële ca Chicago ki nga xamante ni moom mooy njiitu cantaakun yi Cheikh Béthio dafa daal di dem ak ay taalibeem dem foofu noonu di cant waaye yóbbaale li nga xamante ni moom mooy ay tamam léegi nag loolu ba que ki nga xamante ni mooy sëñ Mamoor yégee da ci mer lool ni moom gedd na li nga xamante ni moom mooy kër Serigne Touba ba nekk fële ca Chicago léegi nag problème am parce que ki nga xamante ni nii mooy sëñ Mamor ñëpp xam nañ ni que ni nii lépp lu jëm ci yoonu murit ci ñi nga xamante ni moom mooy sous région yi wala extérieur moom moo koy jëmale léegi bu ko daa defee sëñ Sidi Maxtaar def li nga xamante ni moom mooy benn vidéo wax ak ki nga xamante ni mooy sëñ Mamor nii sant na ko gërëm na ko parce que li mu doom xaar ci yoonu Serigne Touba ki nga xamante ni moom mooy sëñ Mamor mi ngi koy àggale baayam na mu fa daan def ni ngi tey def na li nga xamante ni moom ëpp na ba ñu jugee ci loolu nag ki nga xamante ni moom mooy sëñ Ahmad doom ci Serigne Mourtala moom it génn na def révélation photom yaa ngi nii ba mu génnee am ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëmale ko ci ki nga xamante ni mooy jiitu cantaaku ni Cheikh Béthio léegi ba mu waxee kàddu yooyu nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibe Cheikh Béthio dañ ko daal di def menace de mort commencé di ko envoyé ay message di ko woo téléphone di ko naan dinañ la faat léegi nag moom tamit répliqué na par rapport ak loolu nii dina def li nga xamante ni moom mooy communiqué am def li nga xamante ni moom mooy conférence de presse am wax exactement nan la demee ñan ñoo koy menacé ak yooyu parce que kàddu yi nga xamante ni sëñ Ahmadou Mbacke yëkkati na ko dafa daal di wax ni que ne nii ki nga xamante ni moom mooy jiitu cantaaku ni man waxuma damaa jottali donc lu mu wax ci communauté bi ñi que ni nii sëñ Cheikh Béthio ba ki nga xamante ni sëñ Mourtala dafa làkku Cheikh Béthio dafa taxaw ni alhamdulilah ndax ki nga xamante ni moom mooy sama noon numéro 1 génn na àdduna donc loolu noonu ñi nga taalibe Cheikh Béthio yi dañ ci mer ba menacé mort ki nga xamante ni moom mooy sëñ Ahmadou Mbacke donc mu nekk affaire bu nga xamante ni daal doy na waar la temps yëpp ci internet bi mi ngi def ay truc boobu sans commentaire. non est-ce que sans commentaire. ñoo ko met sans commentaire. moom kenn ci commentaire parce que dafa xaw a délicat. Délicat. Bon, mais On le prend avec des pinces. Voilà. c'est assez sensible C'est donc assez sensible. info bi jàll na c'était le plus important. Voilà. bon mais c'est que nag tamit xam nga suñu kilifa bi Gomis Amina ficcil ñu dem. on passe au suivant. voilà bu ñu jógee ci li nga xamante ni moom mooy xew-xew boobu noonu lay daal di dem ci Ami Collé Awa Diop parce que ba mu génnee ci li nga xamante ni moom mooy fële fi ñu ko dencoon dafa daal dem seeti ki nga xamante ni moom mooy ancien président de la République maître Abdoulaye Wade pour la première fois mu dem fa pendant des heures mu waxtaan ak moom wax ko lépp lu nga xamante ni moom moo nekk ci xolam wax ko ni que da ko bëgg yàgg te gisu ko donc bii mooy c'était la première fois mu dem seeti ki nga xamante ni moom mooy maître Abdoulaye Wade lépp rek pour wane féeteem parce que moom nee na ragal féete day xañe wërsëg te wane na ni carrément que moom waa liste la. d'ailleurs ba mu génnee sax jour bi mu génnee laaj lañ ko dégg muy a cappella Abdoulaye Wade di ko wëy xam naa loolu tax ñu convié ko. non c'était prévisible hein. Ouais. buñ jógee ci Ami Collé xat yi dañuy daal di dem ci ki nga xamante ni moom mooy Doudou Ndiaye Coumba Rose yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté mu nekk ki nga xamante ni mag mu nga xamante ni ñëpp xamoon nañ ko boo waxee Doudou Ndiaye Coumba Rose xat yi sa xel day daal di dem ci majorité Kennedy 4 avril bi donc voilà mu am 2 ans ba mu nekkee ci biir suuf ak léegi donc ñu koy ñaanal ñu koy fàttali parce que le 19 bi passé la am 2 ans donc ñuy gën a fàttali di ko ñaanal rek fi mu jugee jëmal ko fi mu jëm. voilà. fa mu jëm gënal ko fi mu jege donc. kii moo doon kii bi moo doon anniversaire wu. Dessewu Doudou Ndiaye te waaw. moom ak 5-5 sorante wu ñu benn fan la war a wate kii le 19 kii le 20. effectivement. léegi tey mooy anniversaire deuxième année. c'était le 19. Sëñ demoon na ci enterrement bi. non Doudou Ndiaye Non, Rose moo c'était le demoon Doudou Ndiaye si moo demoon. moo demoon. si enterrement 5-5 le lendemain moom mu décédé.
et puis moom moo mujj même ci cimetière yi voilà. en plus kóllëre loolu lay fësal. il a dit à sa famille que dafa am lu mu war a waxanteeg moom avant muy génn te le lendemain qu'il est décédé. kóllëre. mais xam man lu may laaj rek man mais Doudou Ndiaye Rose amul tuddewuñu ko dara ou bien. moom waxoon na ko am na mbedd bu ñu ko tuddee côté RTS. mais il voulait pas. place Doudou Ndiaye. avant ça moo ko ñu après. mais est-ce que la kii maanaam les artistes. hommage bi day bañ da doon bañ hommage. il a insisté sur le fait. nee na ba mu fi nekkee kenn defalu ko donc du ñu bàyyi ba mu jógee fii. et pourtant il a raison. non wax na dëgg. parce que moment yi muy nekk ci kii gars yi kii wuñu ko. noonu lay sargal daf lay sargal noonu dafa xam moom dafa xamoon Sénégalais yi. effectivement xam nga Sénégalais yi noonu lañ mel dañuy xaar ba nga génn. gars yi commencé tëng nangam di tuddee ay nangam alors que bi ngay kii kenn toppatoo la. mais on voit que aussi doom ji mu ngi ci yoon bi de. mais tu sais doomam yi. Aïcha un peu partout dans le monde. c'est-à-dire waxuma ki ko doon moom ci ay mbiram ci taxawaan di jiite moom laa lay wax. mais ci doomam yëpp fi mu nekk nii ku ci nekk yaay jiite. wala ki nekk. ki ñuy jox mooy taawam. maanaam ki nga xamante ne nii majorité kilifa yi. moo leen yor waaw pàcc boobu pàcc boobu gis naa ko keroog ci reportage muy wax ni que moom la ñu jox léegi lenge yi. parce que am na ay compétences yi nga xam ne papaam amoon na ko aussi bàyyil leen ko loo xamante ni moo gis ci reportage mu koy wax. ma jàpp ne moom lañ ko jox xëy na muy diriger. mën nañu wax ne legam doon na leg bu am solo. ndax foo dem si àdduna si. ay doomam ñoo fa yore ay école yu mag ci wàllu percussion. ku ci mel ni Ali Ndiaye Rose kooku ñëpp xam nañ ko ci àdduna bi ci wàllu percussion. doom la ci Doudou Ndiaye Coumba Rose kooku macha allah moom tamit fii papam tegoon tànkam ba léegi ñoom ñëpp ña nga fa muy góor comme jigéen suñ doon wax Doudou Ndiaye Coumba Rose dañ doon wax également les Rosettes ñooñu tamit. am nañu lu rëy loo xamante ne ñu ngi ko fi bay amul kenn koo xamante ne dëkk boo mënti dugg Europe Asie Amérique te fekkoo fa ay doomu Doudou Ndiaye Rose ñuy continuer seen liggéeyu papa. ba ci ñoo xamante ne sax juru leen mais léegi na leen li nga xamante ne jàngal na leen voilà. d'accord donc Khady lii laa indi woon par rapport ak rubrique people bi donc di jox fidèles téléspectateurs yi rendez-vous demain incha allah ci rubrique la toile.